Médiatou Koulibaly de la commission femmes en élevage du réseau national des éleveurs du Sénégal. Je vous parle depuis la maison du grand éleveur Ouda Diagne et je viens vous informer de la grande journée de sensibilisation et de remise de dons de femelles et de bourses d'aide au démarrage d'activités d'élevage dédiées aux femmes de la banlieue dakaroise, Jaxaay, Tivaouane Peulh, Mbao, Keur Massar et d'autres zones périphériques. Di leen woo, di leen invité à cette grande cérémonie de lancement du programme RENADES, un programme appelé Solidarité Femmes en élevage, un programme dont l'objectif ultime c'est de mettre les femmes sénégalaises intéressées par l'élevage sur les rails de l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Rendez-vous le 16 décembre 2017 à partir de 11h à la place qui est située en face du poste de santé de Jaxaay. Asalaamaaleykum waa Thiès di leen invité nag ci xew-xew bu rëy bu ñu am ca Jaxaay Tivaouane Peulh parce que RENADES deful lu dul bëgg a jàppale jigéen ñi ci élevage kon nag ñu ngi leen di invité yéen ñëpp ngeen fekk ñu foofu bu boobaa bu ngeen gis lu am solo loo xam ne RENADES mu ngi koy def te defewu ko lenn lu dul jàppale jigéen ñëpp nag xeebul kenn ñëpp la bëgg a jàppale ci xel mu ne yéen sax seen xel yi soxla nañ ko ngeen indaaleel ñu ko lu ngeen xalaat rek ne mën nañ ci jàppale jigéen mu suxaliku looloo tax a jóg RENADES kon nag fekk leen ñu le 16 décembre ca Jaxaay bu ngeen ñëwee macha allah dinañ ànd ak yéen def lu am solo ci kanamu doomu aadama yi loo xam ne jigéen ñëpp dinañ ci gis seen bopp yi. asalaamaaleykum sama yaay booy yi nga xam ne ñoo fi teew tey asalaamaaleykum suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jóge Dakar donc di rafetlu bu baax a baax seen teewaay donc di leen wax massa coono donc sama yaay booy yi nga xam ne tamit dérangé nañ leen tey mais dérangé dama naan dérangé jàmm la parce que li tax ma naan dérangé jàmm la ñii ni dañoo doon ñoo xam ne ñoo ngi liggéey Sénégal liggéey bi mucc ayib ñoo ngi liggéey loo xam ne liggéey boo xam ne kenn mënu ko naataamlee donc bi ma demee Touba ànd fa ak ñoom ñu def fa loo xam ne tey lu rëy la loo xam ne tey ñu ngi jàppale jigéen ñi ci élevage loo xam ne tamit ñu ngi gën a ñaax jigéen ñi ci élevage donc looloo tax tey bi ñu ma wooyee ñu ne ma sëñ Xaadim ñun kat dañoo bëggoon a ñëw Thiès man leen man kat am na sama yaay boo yoo xam ne xam naa leen fi te ñoom ñoo ngi yëngu ci élevage te ñoo ngi yëngu n'est-ce pas liy gëmal kanam ci seen gox donc moo tax ma ni tey man du ma def lu dul woo leen ngeen jàmbaarloo ak ñoom waxtaan ak ñoom ngir lan région de Thiès am benn taxawaay n'est-ce pas ci élevage te loolu noonu ñu ngi ñaan yàlla jigéen ñi tey teg ko fa parce que dama naan jigéen ñi ñoo nekk ci kër yi jigéen ñi ñoom ñoo mën a yor xar yi parce que góor ñi dañuy xëy liggéeyi donc position bi nga xam ni góor ñaa ngi koy occupé ci élevage jigéen ñi ko aussi mën nañoo def de même jéem a contribuer ci élevage Sénégal ngir région de Thiès jëm kanam ngir Sénégal jëm kanam donc di santaat bu baax a baax sama yaay booy parce que en fait tey dama naan nu ma mel yéen a ma koy yare parce que tey ni ma damay wax ni saa yoo nekkee ci koñ nga def erreur yaay booy woo la wax la bu ëllëgee dootoo ko defati tey noonu ngeen taxawee donc dama naan leen gàcce ngaalaama di leen tàll sama loxo naan leen ñaan leen rek incha allahu rabbi parce que en fait lépp lu doom yéene yaay yéene naa leen ko yàlla leen suñu borom taxaw yàlla na leen suñu borom kattanal donc ci kaw loolu aussi di remercier ñi nga xam ni ñoo fi nekk parce que en fait lu ci mel ni maire Khady maire Absa Pouy ñoom Fatim Diop sama ñoom tàmbalee te Koulim Dioum donc parce que en fait ñoom ñoo jiite mbooloo yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Thiès mu doon ñoo xam ni yàgg nañoo yëngu ci mbiru mbooloo yàgg nañoo yëngu n'est-ce pas ci GIE ak association donc moo tax sama xel ci ñoom rek la jëm parce que ñoom ñii tey bokk nañ ci jigéen ñi nga xam ñoom ñooy gën a dooleel jigéenu Thiès parce que en fait tey seen lépp jigéenu Thiès la seen xalaat ak seen xel ak seen doole lépp dañ ko def n'est-ce pas ngir jigéen ñi nu ñu gën a mën a soqalikoo donc di remercier aussi waa Vetago Pharma Balla teewoo leen fii di remercier aussi moom laa war a njëkk a jiital parce que en fait docteur Assou ki nga xam ne mooy inspectrice régionale bu élevage bu Thiès donc moom yebal na fi monsieur Diédhiou moo toog na la ci wàlla donc di ko remercier aussi ni ko boo yeggee nga ni docteur Assou jigéen ñi pare nañ n'est-ce pas pour jàppale la ànd ak RENADES parce que doon na kuréel goo xam ne mu ngi ñaax jigéen ñi parce que li ma wax mooy jafe woon na nga gis jigéen ñuy yëngu ci élevage tey nag bu ñu ñëwee ba am lii jigéen ñi kat ni jug ni ñoom dañuy def élevage duñu def lu dul sant yàlla xam ni élevage mu ngi jëm kanam xam ni réew mi kat fi mu toll nii jigéen ñi nangootuñoo des ginnaaw te am nañ yaakaar bu baax n'est-ce pas suñu borom nañ leen ci jàppale. donc ki nga xam ne moom laa war a gisal muy sama président Omar Sow
mu doon koo xam ni mu ngi liggéey lu bëree bëri ci élevage parce que en fait mu ngi jàppale jigéen ñi tey bourse solidaire yi nga xam ne joxe na ko fële ci Touba ànd kaak sama ñoom yaay Maguette Gissé ñoom soxna Jatu ñoom Amina ay Umu donc doon na lu rafet doon na loo xam ne tamit ñu ngi jàppale jigéen ñi ñu ngi ñaax jigéen ñi kon donc dama leen a yéen jigéenu Thiès yéen sama yaay booy yi maa ngi leen di gën a ñaax ngeen ànd ak ñii ni collaborer ak ñoom parce que tey ñoom ñu ngi jëmale élevage kanam ñu ngi jàppale jigéen ñi ci jëmale élevage kanam parce que lu bëree bëri ñu ngi koy liggéey donc du ma def lu dul di leen remercier encore di leen wax massa coona sama yaay booy aussi yéen ñi nga xam ne wuy si ngeen ma ñoom Soda Gaye donc di leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen wax tey fu kontaan ngeen kontaan naa ko lépp lu ngeen ma wax tamit delloo naa leen ko parce que en fait yéen a ma ko ji te aussi yéen a ma ko yare macha allah di leen wax merci. sama kàddu nag du ci bari. li may njëkk a def mooy woo leen ci élevage bi nag du ay xar kese dama bëgg jigéen ju ci yor pitax yor ginaar yor picc sax na nga ñëw ndaxte élevage soxla na jigéen ñun ñoo wote parité te lu góor def rek jigéen war na ko mën def léegi nag ma leen di wax ne bu leen ragal parce que man mi ku ñeme dañ laa dey samay rakk yu góor ñoo ma jàppale ba ma bëggee dugg ci xar yi waa Thiès dimbali nañ ma waa Pout dimbali nañ ma Aline Sène moo ma njëkk a jox ñaari tëng ma ñëw Pa Xabaan jox ma doomu Saoudien te dañ ma ko yombalal nag léegi nag dama leen di wax ne bu leen ragal bu kenn xeeb li nga yor ku bëgg a dugg ci élevage nag ma fekk jàmm gën àngal lawbe dinañ la teg ci raay yi góor ñi dinañ la jàppale dara du jafe léegi nag maa ngi sant sama gan yi jóge woon Dakar di leen ñaanal ñu dox li ñuy dox ci jàmm te dellu ci jàmm. beral nuyoo nag sama mbokk jigéen ñi bay ba góor ñi mel sama mbokk jigéen jógee Thiès Dakar seet si ñu ngi leen di ñaan soyez les bienvenus ñu ngi nuyu la présidente bi soo xam tey la présidente régionale. madame Ndoye ñu ngi koy soog a xam tey ñu ngi koy nuyu di ko sant waaye wala fi njaay ne bu lekk gërëme coy Xaadim Kan mi di sunu doom moo na woo te yow koo woo mu wis la kan ay femme ay responsable lañu macha allah du ndox ci lu ñàkk fay xool yow boo nu yëkkati am lu tax ñu jóg doonu woo ci luy rëccu xale bu baax nga nekk fii ci koñ bi Awa Touré nga ne def laa gërëm bay jooy li nga koy naan service yëpp sa diggante moom nit du ko xam yaa koy xam yaa ngi kon jërëjëf fi may dëkk ci wax bi mooy ku ne xam nañu bu nu amul jurit suñuy maam ciy jur la nekk ba fi ñu toll amul ko amul maam amul fii jur kon wàllu sàmm ak wàllu yor jur ci sunu dund la bokk ci sunu am la bokk sunu koom-koom la bokk ni mbay nekk sunu koom-koom noonu la élevage nekk sunu koom-koom ñun nag fii ma taxaw dama am mbooloo bu fi teew jóge ci ay groupement teew fi am yu mujjee ñoo jox woon seen tur pour nga xam ne Xaadim Kan mi wooteem gàtt na mais yaatu na parce que ay femmes de qualité ñoo fi toog ñii fi toog ñëpp ay présidente groupement lañu ay présidente avec ku ne xam na lii avec man ma présenté wu sa Khady Fam ñu gën ma xam ci maam Khady Ndiaye président réseau 24 avec yi nekk commune ouest bu ñu nekk liggéey ñoom dañoo dugg ci élevage muy Kajoor jànqeen damay jox ñaari xar ma yar mu jur doom ma jox beneen jigéen mu yar passage de doon lañ ko tuddee maanaam cérémonie lay doon ma indi sama xar kii indi xaram kii indi xar ña amul woon xar ñu passé seen yoon xar bu defee seen xar bu màggee 1 an 2 ans mu am doom mu jox keneen muy passage de don ci wàllu xar yi kon yow daanaka dafa mel ni daroo teg suñu loxo ji bërëgu buy bërëgu kon fii ngeen woo dañ koo xam ba tax nañu lu ngeen ci woo ñu wuyu si leen. waa Thiès di ngi leen di nuyu ci seen ku ci nekk ci turam ak santam di gërëm nag sunu président Xaadim Kan vraiment muy koo xamante ne dafa liggéey ci Renades ñuy sant tamit soxna suñ fi fekk muy soxna Seynabou vraiment accueillir boo xamante ne kontaan nañ ci torop ndax xaaree wuñ ko woon noonu. ñi ngi sant ñëpp nag di leen gërëm di gërëm sunu papa yi nga xamante ne ñoom lañ jëlee Dakar ba fii di gërëm ñëpp daal wax dëgg yàlla nag tey commission femme en élevage bu Renades moo ñëwoon Thiès
seesi sunu mbokku jigéen ñi di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy avantage yi nga xamante ne sunu président jox nañu opportunité boo xamante ne jigéen ñi mën nañ ci sukkandiku ndax dañu xalaat ne jigéen moom dafa war a toog ci kër rek war a togg war a yàq ñun nag commission femme en élevage ñu ne non jigéen ñi dañoo am jom nangoo liggéey fonk seeni borom kër di def lu am solo ndax mën nañ ne en général jigéen ñi sax ñoo yor kër yi maa ngi jégalu nag ci ni ma ko waxee ndax góor ñi dañ ciy mer vraiment ñu ñëwoon nag seesi leen ndax RENADES dafa jëm ci lu am solo muy remise des femelles gestantes yi nga xamante ne moom la ñu jagleel jigéen yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de Jaxaay ak Tivaouane Peulh ak Mbao ak bourse yoo xam ne c'est des bourses d'aide yoo xam ne dañ koy dimbalee jigéen ñi pour ñu dimbaliku ci ubbi leen ay compte au niveau de Cofina wala PAMECAS ñu mën ciy def ay petites activités parce que dañoo bëgg nag jigéen ñi dugg ci dans le secteur de l'entrepreneuriat loolu dafa am solo. journée boobu nag ñu jëm moo taxoon ñu ne nañ ñëw Thiès waxtaan ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo yor GIE yi regroupement yi ñi nga xamante ne dañoo am mbooloo mu takku parce que dañoo bëgg ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi ñëw adhérer au niveau de RENADES bokk ci activité yi nga xamante ne RENADES moom lay mëne parce que RENADES nag dencal na jigéen ñi lu am solo looloo tax adhésion yi nga xamante ne dañ koy defal jigéen ñi mu nekkoon 10 000 ñu wàññi ko def ko 5 000 ñu bëgg nag jigéen ñëpp ñi nekk au niveau de Thiès dem auprès de Khadim wala Seynabou dugg ci activité RENADES parce que nag boo leen ci duggee doo leen ko réccu parce que RENADES dafay nekk pour jàppale jigéen ñi waaw looloo taxoon nag ñu soxla tamit mobilisation bu am solo le 16 parce que le 16 dañoo bëgg a def cérémonie bañ defoon ca CICES muy le 19 dañ koo bëgg a def Jaxaay parce que nag jigéen ñi ñoo ko yor te suñu président Omar Sow nee na jigéen ñi la faral kon nag jigéenu Thiès ñu ngi leen di lancer message ngeen def seen mobilisation bu am solo fekk ñu au niveau de Jaxaay ñu def fa événement boo xamante ne buñ ci génnee di ngeen xam ne RENADES li mu indil jigéen ñi am na solo te ku teew le 16 au niveau de Jaxaay di nga xam ne non RENADES beneen affaire la. La femme qui a parlé tout à l'heure gëm naa ne ak Nabou bi bés bu ñu leen téyee fii on va faire lu dara musul am fii à Thiès dans le domaine dafa wax dara lu am solo dafa ne ñun képp ku fi toog yaa ngi jiite ay nit xam nañ lu ñuy def te xam nañ fu ñu jëm tàmm nañ crédit moom mi ci boppam comité de crédit PAMECAS la toog donc li ñu fi indi tey ça va être très simple parce que ñi ñu jàkkaarloo comprendre lañ lu ñu fi indi tey donc wax bi day gaaw te li ñu fi indi tey c'est très simple comme ni ko Ami waxee RENADES dafa lancé programme boo xam ne daf ko dédié aux femmes parce que dañu xool élevage du seulement Sénégal Afrique subsaharienne laa wax je dirais même dans le monde élevage dañ ko jël comme activité boo xam ne góor ñi ñoo ko moom c'est vrai c'est un métier physique dafa diis mais élevage aussi soo xoolee bu baax a baax même bu fekkee ni góor ñi ñoo moom chaque tey sax mais ñan ñooy sàmm ñan ñooy rat ñan ñooy jël di jaay mais c'est souvent les femmes donc femmes yooyu tamit war nañ leen sargal parce que c'est des femmes yoo xam dañoo am mérite mais ci sama expérience ak lu RENADES étudié avec des études des documents dañuy xool ni y a beaucoup de femmes qui suñu tournée yi ñuy def à travers le Sénégal on a rencontré beaucoup de femmes yoo xam nañ ne ñun de jur bi intéressé nañu mais xamuñu li ñuy def xamuñu fu ñuy jaar te aussi xam dafa cher aliment dafa cher ginaar dafa cher day dee day kii dafa bari risque donc ñun on est censé dire métier boo gis am na risque peut-être il est temps que ñu xoolaat naka la ñuy impliquer les femmes ba ñu jël élevage en tant qu'activité génératrice de revenus parce que nag attention monde bi day dem population day doublé gi d'ici 10 ans dañuy am problème production de viande yàpp day manqué yàpp day cher protéine animale day manqué donc doom yu ñu nar a jur dañuy am problème déficit nutritionnel donc ñu war na jur dès maintenant ci élevage bu boobaa RENADES dafa ne dañuy jéem a xool jigéen yu adhéré ci RENADES 5 000 francs au lieu de 15 000 francs pour faciliter adhésion bi nañu xool naka la ñuy créer benn programme bu ñuy wax solidarité femmes en élevage maanaam ñun jigéen ñi nekk ci jur te jur damay préciser du seulement teg sa béy di yàq wala nga yore sa nag di rey kii ratt nag
di jaayi soow bi wala muy jënd soow bi ci pël bi di jaay wala kiy jaay aliment kooku yëpp ci activité élevage la bokk moom la ñuy wax des activités périphériques donc ñu xool entre ñun famille membre de RENADES wala membre association yu affilié RENADES naka la ñu mën a jokkoo nekk ko mànkoo nekk benn xool naka la ñu mën a collecter ay fonds pour mën a financer je dirais même pas finance parce que soo koy financer dañ naan intérêt ci biir mais mën a dimbali à travers des bourses pour famille ñu mën a mettre seen bopp dans le chemin entrepreneurial parce que du rek jóg ne dama bëgg a yar def jëndi benn xar non idée bi mooy déjà c'est d'amener les femmes ñuy réfléchir en tant que chef d'entreprise ñuy réfléchir en tant qu'entrepreneur ñu am idée projet lii laa bëgg a def naka laa ko bëgg a defee nga ñëw RENADES ñu jàppale la ñu xool ñu conseil la ñu jàppale la former la parce que femme aussi bu bëgg a dugg ci projet élevage en tant qu'entreprise il faut nga am un peu d'éducation financière il faut que ñu jàngale naka ngay gérer sa comptabilité jënd jaay bi ñaata laa jënd ñaata laa jaay ban bénéfice la loolu yëpp il faut ñu jàngal la ko te am na ci ay femmes yoo xam ne seen jàng soriwul donc am na ñoo xam ne war nañ ramener wax suñu bopp pour mën a former femmes yooyu la ñu former une base homogène des femmes à RENADES. li tax ñu jóge Dakar ba fii xol bu yaatu la xol bu yaatu mooy RENADES dafa nekk réseau boo xamante ne bi élevage moo ko tax a jug agriculture it daf ko tax a jug mais li waral élevage bi war a mën a jëm kanam moo dina ñun jigéen il faut que ñu gëm suñu bopp il faut que ñu gëm ne mën nañ dem ca kanam il faut que ñu gëm ne mën nañ nekk ci fii bu subaa ñu nekk fële nekk foo xamante ne dañuy faj soxla dañuy nekk foo xamante ne fii dañuy maye parce que tey ñun ku ci yor généralement dañ la may mais buñ la mayee kii dégg ngeen ko sànq soxna Ami mu ne dañuy joxe ay femelle gestante mooy laadum bu ëmb ki la may lu ëmb macha allah ngay ñaan yàlla mu imbi bu imbee en général ñaari doom la lay jox mais kooku dafa bëgg nga soqaliku xam ngeen li mu leen jox lan la benn bu ëmb nit mënoon na ko jaayee 5 millions mu jël ko may la ko ne la dama bëgg nga bu subaa nga maye nga bokk ci ñi maye waa loolu ku ko def kooku du borom xol bu rëy loolu lañ bëggal ñëpp li ñuy wax ne moom la ñuy dem defi ji Tiwaawoon Pël ak Jaxaay ak Mbaaw moo di ne femelle gestante yooyu moom la ñuy dem parce que phase pilote lañ nekk phase pilote mooy dafa am fu ñuy tàmbalee bu ñu tàmbalee foofu dañuy dem feneen ak feneen ak feneen ñuy ñaan yàlla yéen ngeen nekk ci deuxième phase bi bu ñu joxee ñii bu subaa ñu jox ñeneen bu ginnaaw ëllëgee ñu jox ñeneen te ñooñ ñu jox incha allah dañu gëm ne dinañ joxewaat ñoom lañ ñu yore bu wasinee bu déwénee ñu jox ñeneen ba ñëpp am ba jigéen ñëpp te loolu c'est surtout du côté des femmes donc benn ñaareel ba muy bourse yi ñuy joxe ñun di nga gis koo xamante ne kii àddina la man day bëgg naa def élevage mais franchement aw ma ñu ne la ñu day dañu am ay bourse yoo xamante ne yi dañ koy joxe buñ la ko joxee kii di jaay soow mën nañ ko koo jox mu suqali jaay soow bourse boo xamante ne 50 000 yoo xamante ne new ñu la kaay nga remboursé ko dañ la ne nga téye ci liggéey jëm kanam mais loolu yaatu xol mënu ko weesu néew ñu leen ñëw leen ngeen ñëw toog di cotiser bala ñu leen a jox ngeen cotiser temps wala nangam non dañu bëgg ñu suqaliku génn ci fii ñu nekk ci ndóol gi génn ci may ma ji génn ci lu am nga stressé nga mën a faj soxla loolu la ñuy doye jigéen ñi tey moom lañ leen woowee fii donc ma yaakaar ne yéen waa Thiès ñu bëgg ñu baax lu baax ngeen yéen waa Thiès surtout jigéen ñu Thiès ñu mës leen xam nag ci njàmbaar. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant
lii nag lu bees la ci man ndax wax dëgg yàlla du ma ko faral di def waaw di leen xamal ne waa Renades góor ak jigéen mag ak ndaw ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di leen ñaanal lii ngeen tàmbali mooy Renades moom wax dëgg yàlla bu dëgg rek dee dëgg ñoom ñi ngi dox ñi ngi dox yëngal nañ ñiñ fi fekk parce que ñiñ fi fekk yàgg nañ fi am na jéego yoo xam ne bi Renades tàmbalee lañ ko tàmbali dox kon li may waxante ca commencement ba rek nee naa leen képp ku am benn soxna ba saa nga dem wutaat beneen ba saa nga wutaat beneen gis nga ca njariñ kon Renades mii njariñ la tey njariñ la ëllëg ndax ñim fi fekkoon góorgóorlu wu ñu gis naa ne léegi ñi ngi góorgóorlu ñi ngi matlanteeg nit ñi ñi ngi dem di seeti nit ñi loolu lépp daawul am kon nag lépp Renades la kon Renades ca kaw ca kanam Renades ca kaw ca kanam. man li may wax fii du bëri dégg naa li ngeen di wax yépp donc je ferai un compte rendu à mes supérieurs hiérarchiques li ma leen mën a wax mooy bépp engagement bi ngeen jël fii nous le service de l'élevage dinañ leen gunge incha allah nous sommes derrière vous nous allons vous appuyer loolu laa am merci beaucoup. Renades dafa ñëw nuyoo ne asalaamaaleykum lan la andi mënoon naa andil góor ñi rek mais déedéet dafa de il faut ñu gestu jigéen ñi parce que jigéen ñi daal wax dëgg yàlla yaakaar nañ ne élevage bokkuñu ci te ñoom ñooy ndeyi mbilli ji dañ koo seetluwoo donc ba mu ñëwee mu dem andil leen programme yu ne parce que Renades boo xoolee moom dafa yaatal mbir mi lool xaw ma seetlu ngeen wax jëm de Renades nee na kiy jaay nen mën na ko jàppale ci jaayum nen kay jaay sow ci élevage la bokk ka nga xam ne sax amul doole daa dem ñu rey nag woo mu jël tànk yi wat ko teg ko di ko jaay mu ku ñëw supp yeel xam ngeen luy yeel kooku sax ci élevage la bokk donc bàyyiwul kenn xam na ni jigéen ñépp war nañu mën a yëngatu ci élevage te mu yaatal lool du rek jóg yar xar de parce que dëgg la tamit nag bu ngeen amee fayda man defal naa ma émission loolu laa wax de Matar Seck nee naa ko man maa ngi jaay xar ay millions pourquoi pas sama jigéen ñi def na ñoom moo ne bi may départ benn 750 000 la sama borom kër ni ma jël ko def ko feneen ma ne ko man bëgg naa xar mën naa yar maa ngi jël xaalis bu day nii dem di ko def ci xar ma ne ko bëgg naa yar bu mu yàq sa liggéey ma ne ko du ko yàq donc du ko yàq maa ngi sama biir kër di yar di dem bay mën a jaay xar ay millions kon nga dem ba xar di jar ay millions nga ne ganaar di jar ay centaine de mille nga dem ci lapin yi lépp kon élevage dafa yaatu kon loo bourse boo mënante am rek war ngaa mën a dugg ci élevage donc loolu la ñu seetlu ne mën nañ koo boole leeral ko ci bopp jigéen ñi et que jël suñu loxo boole ko ci pour jàppale leen que ne bu ñu ko defee bu ñu àndee jom ji nga xam ne ñu ngi koy xaar ci ñun danañu réussir point boobu te man de loolu rek lay xaar ci yéen